xare bi suba lay doon, suba la combat bu njëkk diggante jullit ak yéeféer yi di am. naka la xare boobu di demee, naka la si yàlla màgg mi di yónnee ay malaaka ngir ñu jàppale jullit yi. naka la Abu Jahl mi doon saaga yonent bi di mujjee ci combat bi, te kan mooy mujj gañe xare bu metti boobu. ñaari armée yi tase nañ, bu jullit bi ak bu yéeféer yi tase nañ ci xare bu njëkk diggante islam ak mécréance, xare Badr bi. xare Badr baa ngi waaj a tàmbali, te bi leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisee yëkkati na ay loxoom kaw asamante ne o suñu borom Xuraysi ñëw na ak li mu jàpp ak tamit fierteem ngir jàmbaarloo yow te jiiñ sa yonenti fenkat. o yàlla sa wàllu bi nga ma dig. après mu gis Utba mi digal armée bi mu bàyyi xeex bi. ci kaw gileemam gu xonk gi nee na bu ñu ko toppee dañ leen gindi ci njub. après yonent bi alayhi salaatu wasalaam aligné na rang armée bi. gis na Sawaat ibn Wazaya avancé te def na ko signe ngir mu dellu ginnaaw. ci noonu gis na kanamu Sawaat bi soppeeku. yonent bi laaj na ko dam la def lu la metti. Sawaat tontu waa def nga ma lu ma metti. xare baa ngi waaj a tàmbali te armée bi dina xeex. Sawaat nekk di wax def nga ma lu ma metti o yonenti yàlla, da nga bëgg a fayu. waaw yonenti yàlla, acca kon fayul. Sawaat ne ko won ma sa biir. yonent bi won na ko biiram te saxaaba yi ngi doon seetaan. ci noonu si la Sawaat jàppee biiru yonent bi te nekk di ko embrasser di jooyaale. yonent bi laaj ko lu tax nga réagir nii. Sawaat tontu o yonenti yàlla, dinañ xare te mën nañ see dee. bëgg naa kon sama souvenir bu mujj ci dund bi fii ci suuf nekk ma laal sa yaram. bu dee nag Abu Jahl bi mu gisee armée wu jullit bi ñaan na boroomam mi muy bokkaale. o yàlla dakk na suñu ay lien de parenté te andil nañu li ñu xamul. o yàlla wallul ki nga gën a bëgg. te yàlla nangu na ñaanam. bu dee ni ñaan ngeen àttewu yàlla bi, xam ngeen léegi sentence bi, maanaam mbugalu yàlla bu màgg mi wàcc na ci yéen. bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam chargé armée wu julliti groupe ñi gëm ñi te ka ñaari armée yaa ngi jege ku ci nekk sa moroom. 500 boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dugg na ci biir camp te nekk di ñaan yàlla wu màgg mi. ak lépp lu ñu mënti def ak di wàcc wàllu bi du jóge lu dul ci suñu borom mu màgg mi. nekk na di ñaan boromam o yàlla, bu ñu wàccee groupe bi dootuñu la mën a jaamu ci àdduna bi. o yàlla, sa promesse bi nga ma dig o yàlla suñu borom. nekk na di ñaan te yërëm bee ngi wadd ci ay mbaggam. te ci ginnaawam Abu Bakr mi koy solalaat yërëm. Abu Bakr yërëmoon na yonent bi te nee na ko arrêtel ñaan sa borom ndax dina tenir certainement promesse am. yonent bi alayhi salaatu wasalaam nelaw na nelaw gu xóotul. après mu yeew di muuñaale te ne Abu Bakr nee na ko o Abu Bakr, nouvelle bu neex bee ngi nii, wala suñu borom mu màgg mi ñëw na. malaaka Jibril wàcc na ak fasam te ak moom 1000 malaakoo asamaan si. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bég na kon ci xibaar boobu, bég na ci wàllu suñu borom. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na ci saa si ay saxaabam yi doon waajal xeex ak yéeféer yi te yëgal na leen nouvelle bu neex bi. après mu tubb ci suuf si te sànni ko ci kanamu yéeféer yi di waxaale yàlla na seen kanami alku. ki nettali mbir moomu nee na suuf si dugg na ci bëtu yéeféer yépp. nekkul yow yaa yeggal suuf si ci seeni bët, waaye yàlla moo ko def. te li nga xam ni moo tax xare bi tàmbali mooy bi benn yéeféer bu tudd al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzumi newee wóor na yàlla soit dinaa naan ci seen bassin wu ndox mi soit ma yàqu ko wala dinaa dee ngir loolu. te bi yéeféer boobu jubalee ci bassin wu ndox mi, gayndewu yàlla bi ak yonenteem Hamza ñëw na ci moom dóor ko te dagg tànkam. yéeféer bi daanu na ci wetu bassin bi te nekk di dox ak biiram ngir tenir kàddoom, waaye Hamza dóoraat na ko te rey na ko. yéeféer yi laal nañ leen kon seen moral wàcc na. ci lañ génnee kon ñett ci seen ay combattant, Utba ibn Rabia ak frèram Shayba ak doomam al-Walid. ñett ñooñu génn nañ ci rang bi ngir dem xeex. ñett combattant génn nañ di laajte duel ak jullit yi. te ci anam boobu la xare yi doon tàmbalee.
te ci armée wu julliti ñetti jeunes ci waa ansaar yu bëggoon sacrifié wu ngir seen diine génn nañ ci rang bi te bi yéeféeri xamee que ni waa ansaar la nee nañ leen certainement dëgër ngeen waaye du yéen lañu bëgg a xeexal lan ngeen bëgg suñu ay mbokk lañu bëgg a xeexal maanaam émigré yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànn na ay nit yu jàmbaar Obayda ibn al-Harith Hamza ibn Abdal Muttalib ak Ali ibn Abu Talib Hamza jàmbaarloon nag Shayba Obayda jàmbaarloog Otba Ali jàmbaarloog Alwali Hamza tàmbali na xare Badr bi ak duel bu yàggul boobu seulement quelques dóor te rey na adversaire am Ali def na même chose ak bosam bu dee nag Ubayda ak adversaire am Otba ku si nekk si ñoom mu ngi doon dóor te gaañ moroomam sans rey ko Hamza ak Ali jege nañ Otba te rey nañ ko jullit yi ngi doon màggal suñu boroom allahu akbar allahu akbar yàlla màgg mi révélé na ñaari clan adversaire nga nii maanaam benn clan benn groupe ñi gëm ak benn clan ay yéeféer yi ñoo xeex ci iblis ci boppam jiite leen te lu tax ñuy xuloo ñoo ngi doon xuloo ci mbirum seen boroom benn clan bi gëm na ko te bokkaale wu ko ak dara waaye beneen clan bi daf koy bokkaale xeex bi tàmbali na ak duel boobu te xare bee ngi doon gën a seere ñaari groupe yi jaxasoo nañ xare bi gën a seere dagg nañ baati te deret tuuru na ñaari groupe benn groupe biy xeex ci sàncewu yàlla bi ak beneen groupe biy xeex ci sàncewu seytaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy woon ak ay saxaabam nekk di leen encourager ak di leen motiver seen kàddu moo nekkoon axadun axad yàlla kenn la ñoo ngi réclamer ci kaw màggaay suñu boroom yonent bi nee na saxaaba mi war na ki tee ruuxu Muhammad ci ay loxoom képp ku xeex tey te dee muñ te xaar récompense yàlla jàmbaarloog ñoom sans daw yàlla dina ko dugal àjjana jóg leen ngir ab àjjana bu yaatoo ni asamaan ak suuf yi te benn saxaaba bu tudd Umayr ibn al-Imam nee na jaajëf formidable waay yonent bi laaj ko lu tax nga wax loolu mu tontu maa ngi yaakaar bokk ci nitu àjjana yi yonent bi ne ko ci nga bokk bëggoon na lekk ay tàndarma waaye sànni na ko ci suuf te dugg ci xare bi xeex ba ni ñu koy reyee ci xeex boobu gis nañ ay bopp ak ay loxo yi ñu dagg sans xam ki leen dagg yàlla ku màgg la kenn ci saxaaba yi nee na ci biir xare bi bëggoon naa attaqué benn yéeféer ci noonu rek gis naa ñu dagg boppam avant sax ma koy jot yàlla màgg mi nee na malaaka yi dóor leen kon ci kaw baat yi te dóor leen ci seeni catu baaraam yépp lu tax ndax weddi nañ yàlla ak yonenteem malaaka Jibril ci boppam wàcc na malaaka yaa ngi xeex jullit yaa ngi xeex tamit te yéeféer yaa ngi dellu ginnaaw seen doole wàññeeku na tas nañ te seen drapeau réer na xamuñu lu tax ñuy xeex jullit yi bari wuñu waaye ñoo ngi muñ di xaar récompense divine bi yéeféer yi rey nañ leen kenn par kenn te iblis mi jël melokaanu Shoraka ibn Malik tiit na ci li ma gis malaaka yi ngi wàcc ci asamaan si di xeex ci wetu jullit yi iblis dellu na ginnaaw ngir daw yéeféer yi gis nañ ko te nee nañ ko o Shoraka foo jëm xanaa ne ko suñu dëkkandoo mu tontu déedéet maa ngi gis li ngeen dul gis li ma gis ay malaaka la waaye du ay nit yuy xeex iblis daw na te ak moom yenn yéeféer yi te jullit yi ngi rey ak di gaañ seen kàddu axadun axad allahu akbar yàlla ku màgg la bu gëm-gëm gañee malgré que ni bari wuñu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy noon xeex ak ñoom moom mooy ki gënoon jàmbaar ci nit yi te ci moment boobu bi yéeféer yi tàmbalee daw yéeféer bu mag bi Abu Jahl nekk na di leen encouragé waar ngir ñu des xeex foo leen jëm wër na Laat ak Uzza dinañ leen rey te teg leen mbugal gu metti Abu Jahl bëgg na gën a inciter ay xaritam waaye sottiwul Abdurrahman ibn Awf nee na bi ñuy xeex benn xale bu góor bu tudd Mawaat nee na ma won ko Abu Jahl ma laaj ko loo soxla ci moom mu tontu ne ma dégg naa ne daan saaga yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam wër na yàlla su ma ko gisee du ma jóge ci moom tànk kenn ci ñun ñaar deewul Abdurrahman nee na yéemu woon naa ci moom te ci noonu rek beneen xale bu góor bu tudd Mawaat laajaat na ma la même chose ci laa waree kon Abu Jahl ma gis ko mu nekk di yuuxu ci nit yi ma ne leen seen xarit a ngi noonu kii la te ci saa si jubali nañ vif ci moom comme benn aigle buy songu proie am di ko dóor ak di ko jam ak seeni jaasi te Abu Jahl yéeféer bu bon bi Firawna wa askan boobu daanu na ci suuf te dee na saxaaba yi rey nañ yéeféer yi te jàpp nañ ñenn ñi ñaari xale yu góor yi gaawantu nañ dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam o yonent yàlla rey naa Abu Jahl
ku si nekk si ñoom mooy wax ni que ni moo ko rey te yonent bi xool na seeni ñaari jaas yi te nee na leen yéen ñaar ñëpp yéen a ko rey te bi xare bi jeexee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na saxaaba mi ñu wër Abu Jahl ñu wër néewu Abu Jahl te kenn si saxaaba yi gëni Abdallah ibn Mas'ud mi sewoon te Abu Jahl toroxaloon ko gis na Abu Jahl jege na ko te gis na ni que ni deewul woon carrément si la tegee tànkam ci baatu Abu Jahl mi ko laaj kan moo gañe xare bi Abdallah ibn Mas'ud ne ko xanaa yàlla ak yonentam yow noonu yàlla bi Abu Jahl newaat ko sàmmkat bu ndaw bi jël nga importance si la Abdallah daggee boppam bi te yóbbul ko yonente yàlla bi mi ko ne laa ilaha illallah amul beneen yàlla budul Allah yàlla tenir na promesse am te wallu na jaamam yonenteem wàccee na turu bi moom kese mu màgg mi moo ngi nii léegi Abu Jahl Firawna askan boobu rey nañ ko. ab xare la bu amul caaxaan mag ji xeex naag rakkam baay ji jàmbarloo nag doom ji dajek baayam cousin yi faas ak seen ay cousin baayu Obayda Amar ibn al-Jarrah gis na doomam te xeex nañ te Ubayda mujj na rey baayam waaye léegi bokkatul ci famille bi ndax def na jëf ju yées weddi na yàlla Abu Bakr xeex na ak doomam Umar ibn al-Khattab tamit xeex na ak ndijaayam al-As ibn Hisham te Umar rey na ko ci benn dóor rek bu dee Musab ibn Umayr kenn ci waa Ansar jàppoon na frère am frère bee ngi doon ñaan dimbalu Musab waaye Musab nee na ki ko jàpp géré ko ndax yaayam dina la fay ngir nga bàyyi ko frère am bi ne ko waaye ni ngay doxalee ak man sa frère Musab tontu nekkatoo sama frère waaye nitu Ansar bi moo ko nekk ci noonu yàlla màgg mi wàccee na lii ci ab xare bu doom ji jàmbaarloo wek baayam frère bi ak frère am te nit ki ak cousin am foofu la gëm-gëm di feeñee. xare bee ngi waaj a jeex ci yéeféeri am nañu ci daw ñenn ñi résister nañ te mujj nañ leen a rey alors que ni ñenn ñi jàpp nañ leen Abdarrahman gis na kenn ci yéeféer yu mag yi Umayya ibn Xalaf te ci wetam doomam Abdarrahman jàpp na leen ñoom ñaar ñëpp jàpp na leen te bi ko Bilal ibn Rabah mi Umayya toroxaloon lool sa Makka gisee bi ko Bilal gisee yuuxu na kii bu muccee yàlla bu mu mucc ci la Abdarrahman newee Bilal bàyyi ko te nga sori ko kii sama prisonnier la waaye Bilal continué na kii bu muccee yàlla bu mu mucc te yuuxu na waas kana julliti yéeféer bu mag bi la Umayya ibn Xalaf ci la Abdarrahman newee Umayya ak doomam daw leen ndax mënuma leen aar daw nañ waaye julliti jàpp nañ leen te rey nañ leen julliti rey nañ yéeféeri te jàpp nañ ñenn ñi loolu mooy payooru kiy taxaw contre yàlla ak yonenteem bëggoon nañ éliminer islam waaye yàlla màgg mi namee na ko neneen foofu lañu tasee seen armée bi te daw nañ foofu la dëgg bi feeñee combat bu njëkk la te am solo lool ci histoire islam foofu la gëm-gëm feeñee ci xolu ñi gëm ñi xare bi léegi jeex na rey nañ 70 yéeféer te jàpp yeneen 70 te yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal na saxaaba mi ñu xëcc néewu yéeféeri sa alxaalib fi ñuy sànni d'habitude néew yu bon yi ani ñu léegi ani yéeféer yi xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam pendant at yi yëpp ani ñu léegi sànni nañ leen ci biir xaalib boobu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ak ñoom o Abu Jahl o Utba ak Shayba doomu Rabia o Umayya ibn Xalaf gis naa li ma sama borom bi digoon wàllu ak doole yéen nag gis ngeen li leen seen borom bi dig mbugal humiliation ak déshonoration ci la yenn saxaaba yi newee yonent bi o yonent yàlla ñi dee ñi ngay waxal yonent bi tontu gënoo leen ma dégg ka ñoom bi xare bi jeexee te ka groupe jullit boobu gañe armée yéeféer yi te ka yàlla tenir na promesse am ci yonenteem te ka seen ndaje tas nañ ko te daw nañ ci la saxaaba yi tàmbalee kon for alal yi tàmbalee nañ for alal yi des ci yéeféer yi waaye tàmbalee nañ bañ a déggoo seen biir déggoo wuñu ndax combattant yi nee nañ ke ni ñoo ko yellool ndax ñoom ñoo rey yéeféer yi ñi for alal yi tamit nee nañ ñoo ko yellool ndax ñoo ko for ak tamit ñi garde woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee nañ ñoo ko yellool ndax ñoom ñoo garde chef yi ku ci nekk ci ñoom mooy wax ni que ni moo ko yellool te foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na séddale na alal yi ak ay pàcc yu tolloo ngir ñëpp ñi participer ci xare boobu promesse su secours divine bi réalisé wu na kon bu dee nag yéeféeri daw nañ ci tund yi te xamatuñu fu ñu jëm ñenn ñi ci ñoom dellu nañ sa Màkka fi ñuy xaar xibaar yu neex yi
xibaaru victoire bi contre Muhammad ak ay saxaabaam. bi ñu duggee ci dëkk bi ki njëkk a ñëw te tudd Alxaysumaan dajal na yéeféeri wër ko di xaar ay xibaar yu neex, waaye gis nañ kanamam gi ñuul te changé te nee na Utba ak frère am Shayba rey nañ leen. Abu Jahl tamit ak Umayya ibn Xalaaf dee nañ. te continué na di lim turu chefu Xuraysh yi ñu rey ci xare bi. nit ñi yéemu nañ te noppi nañ. Safwaan doomu Umayya mi toog ci wetu Xidr bi yëg na xibaar bi. te Abu Rafia mi nekkoon xale ak booyu al Abbas nijaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam, ab xale bi nëbboon gëm-gëmam ci islam comme ñi waroon al Abbas yëpp même sax jabaram. xale boobu nettali na ci Abu Lahab mi demul woon ci xare bi. Abu Lahab yëg na xibaar bi waaye gëmu ko. ak jaaxle toog na te man maa ngi woon ci wetam di xaar. ci noonu rek Abu Sufyaan ñëw na sa Makka. ci la Abu Lahab newee kon kii moo may wax dëgg wax leen ko mu ñëw. ci la kon Abu Sufyaan ñëwee ci Abu Lahab mi ko laaj lan moo xew. Abu Sufyaan tontu ko ne ko ndax yàlla bi ñu dajeek ñoom rek jox nañ leen suñu bopp ñu ñuy rey nu mu leen neexee. lan nga nekk di wax nii rey nañ suñu ay chef te bàyyiwuñu ci kenn. naka lañu mënee loolu alors que ni yéen a leen ëpp foofu. gis nañ ay nit ci ay fas yu weex di xeex ak ñun ak seen ay jaasi ci kaw asamaan si. te Abu Lahab noppiwul ci di wax oo Abu Sufyaan la nga nekk di wax nii. te xale bi Abu Rafia nee na gone gi nee na ndax yàlla malaaka yi jàppale jullit yi la. bi mu déggee loolu Abu Lahab mbéj na ko mu daanu ci suuf mu nekk di ko dóor alors que ni ab gone gu ndaw la woon rek nekk na di ko dóor encore et encore ba ni jabaru al Abbas mi jël ngandim bant dóor ko Abu Lahab te gaañ ko. te soxna soosi nee na ko ñeme nga ko dóor alors que ni kilifam ngi nekk fii. te jotu la jàll lu du juróom-ñaari fan rek yàlla màgg mi pertloo Abu Lahab te rey ko. Màkka jël na defet gu leer nañ arab yi yëg nañ ko te yëg nañ tamit victoire jullit yi. jullit ya sa Medine yaa ngi doon xaar xibaaru xare bi. bu dee nag naafeq yeeg juif yi tàmbalee nañ jaxase Medine. ñoo ngi doon dawal benn rumeur que ni rey nañ Muhammad te gañe nañ jullit yi. ci jamono jooju Ruqayya doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam gaañu na ginnaaw feebaram gi. yonent bi digaloon na jëkkëram ji Usmaan ibn Affan de ci wetam. ci instant boobu yonent bi yónnee na ñaari messager ñu yóbbu gileemam gi. Zayd ibn al-Harifa la woon Abdallah ibn Rawaha ngir ñu yeggal xibaaru seen victoire bi jullit yi. te bi naafeq yi gisee Zayd ci gileemu yonent yàlla bi nee nañ xool leen Zayd ci gileemu yonent bi rey nañ Muhammad. jullit yi tiisoon nañ foog ni seen yonent dee na. te bi Zayd ak Abdallah ñëwee yëgal nañ xibaaru seen victoire bi. jullit yi màggal nañ yàlla allahu akbar. xibaaru victoire bi jàll Médine bee ngi noonu. victoire boobu yokkul ci juif lu dul rancune ak siisu ci islam ak ci jullit yi. ginnaaw bi ñu desee ñetti fan sa Badr yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal na julliti ñu ñibbi Medine yóbbaale ak ñoom ñi ñu jàpp criminel yu mag yi. digal na Ali mu dóor baatu criminel bu mag bi an-Nadr ibn al-Kharif ak tamit Uqba ibn Abi Mu'ad. kenn ki ci ñoom moo sànni woon butitu giléem gi ci ndigg yonent bi keneen ki moo ko fattoon tere ko mu nooyi. ci noonu la promesse yu yàlla bi réalisé wu. bi jullit yi yeggee sa Medine nit ñi génn nañ ngir féliciter leen. kenn ci saxaaba yi Salma ibn Salama nee na lu tax ngeen ñuy féliciter xeexu ñoog lu dul ay màgget yu yàmbar comme ay giléem yi ñu wékk dañoo jàpp rek di rendi. ci la yonent bi mu ñeete ne ko o sama cousin notable yi la chef waa Xuraysh ci seen ay guerrier yom doole. jullit yi ngi ñëw ba tey Medine. te ci moment boobu la Abdallah ibn Ubayr ibn Salul defee semblant dugg ci islam. c'est la première fois que yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ay prisonniers de guerre. lan la war a def ak ñoom libérer leen laaj xaalis wala service ngir delloo leen maanaam rançon wala rey leen. lan la ci war a def amul benn révélation bu wàccagum ci mbir moomu. te looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaj conseil ay saxaabaam. Abu Bakr moom proposé na ñu laaj rançon soit ñu joxe xaalis wala ay ngalam wala benn service en contrepartie ñu bàyyi leen. bu dee Umar ibn al-Khattab nag proposé na ñu rey leen ñoom ñëpp. nañ leen rey ñoom ñëpp pour que araab yi respecté ñu te xam ni que ni julliti am nañ doole te ragal ñu. waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci avis wu Abu Bakr bi la d'accordoon te laajte na rançon.
Umar nettali na que ni si suba si topp gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Abu Bakr nekk di jooy te bi mu leen laajee lu tax ñuy jooy yonent bi nee na ko que ni mbugal bi ñoom la gënoon jege que ni garab gi nekkoon seen wet yàlla reproché na tànneef boobu yonentam yonent bee ngi jooy alayhi salaatu wassalaam ak tamit Abu Bakr ndax ragal yàlla màgg mi waaye ndigalu yonent bi jëf nañ ko ba pare te war nañ joxe rançon nit ñi tàmbalee nañ libéré wu ak 3000 wala 4000 dinaar te ñi si mën liir ak bind seen liberté moo nekkoon ñu jàngal doomu saxaaba yi. Zaynab doomu yonent bi joxe na caq comme rançon pour jëkkëram yéeféer bi Alaas te bi ko yonent bi jotee tàmbalee na jooy ndeysaan ndax ab caq Xadija la woon yàlla na yàlla bég ci moom yonent bi nee na kon saxaaba yi boo leen bëggee ma delloo caq bi Zaynab te bàyyi jëkkëram saxaaba yi nangu nañ waaye yonent bi teg na ci benn condition mooy jëkkër ji bàyyi Zaynab ñëw Médine te Alaas tenir na promesse am te ci noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëlee rançon ginnaaw xare bu njëkk ci histoire islam ak jullit ginnaaw bi xare Badr bi jàllee te ka julliti toroxal yéeféer yi lan mooy doon réaction waa Màkk bu njëkk naka la Umayr di demee Médine ngir rey yonent yàlla bi te lan la fay jëlee naka la askanu Xaynuxaay di woone seen monte yonent bi ak ay saxaabam naka la ñuy jéemee jaxasewaat waa Ansaar ngir delloo leen ci seen xare yu yàgg ya naka la waa Màkk di préparé woo ngir venger seen mbokk yi julliti rey te naka la yonent bi tamit di organiser armée bi ngir xare Uxud bii di waaj a xew loolu la ñu gis ci épisode 16 bii di ñëw incha allah. Muhammad alayhi salaatu wasalaam lii moo nekkoon épisode 15 bi bu fekkee neex na la bul fàtte nga aimé vidéo bi partagé ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar-jaaram. bu fekkee nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activé cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da nga am ci sa YouTube directement wasalaam. pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw.